baax waa suñu xarit bi xàmmee nañ ko ñu ngi koy nuyu de passage moom Pape Ndiaye voilà mi ngi noonu ak suñu xarit boobu noonu la xàmmee nañ ko bu baax a baax ci balance bi nga xamante ni invité woon nañ ko su ma jumul moom tamit Pape Ndiaye la tudd yaakaar naa donc dañuy daal di ànd ak ki nga xamante ni moo di madame Maxu Mandela ci li nga xamante moo di rubrique la toile. Madame Guèye oui comme ni nga ko waxee rek waaw ñu ñëw dugg ci toile bi. man daal j'ai pas le droit. non da ngay naan daal Charles daal nii rek moom daal comme ça quoi du tout le monde sauf man quoi. tu me permets sax ma def rappel que ni émission bi. non mais vraiment mais il donne tout le monde. nante la nante nga. non doo ko nante ne c'est que boy bi du nante. waaw ñun ci suñu kii langage yow nante nga. non nante la mais boy bi du nante. parce que waroon na ma boy Charles waroon na ma. non boy bi déggul yow tam bu fàtte loolu. ba pare tey nee na daa arñe de. Aliou léegi je me rappelle Aliou Sow amul tax joxu la. man damaa dugg si tey rek mu ne ma dafa arñe ma ne ko waaye yow da ngaa fas mu ne ma fas ma damaa arñe. waaw dafa arñe mais affaire am la waaye nañu jox émission bi ñu ngi ci ànd ak ñi nga xamante ñooy waa ndox bi di Aquaterra nga xamante di ndox une eau pure et très légère macha allah bi ma yor nii mooy 300 millilitres bi mooy bi ma tollool man ak moom ñoo tolloo moo tax ma bëgg ko trop da nga koy jël bokk ko def ko ci sa sac wala ci sa sacoche boo doxee ba sonn rek arrêté yéen ñaar sax da ngeen tolloo donc maa la offre Aquaterra ma demoon yow la tolloo fu ngeen dem man ak yow ñoo tolloo te ma xaw la su tuuti nag yow 7 centimètres ngay sol taw arrêté dégg 7 centimètres ngay sol 7 centimètres yow Fatou 1m60 ngay nan dem Pikine nan dem Pikine seet xeex ba fa amoon ni bëri bismillah ma ne la tuwaal na ko gàttaay seen gàttaay yeeg yooyu tuwaal ngeen waaye maa leen sut yéen ñëpp bon dañuy daal di dem ca Pikine rek gi nga xamee ni ca mairie de la ville sax la ñuy wax mooy maison rose ba ni kii barki démb nag ci samedi bi xeexoo bu metti moom moo fa amoon ci diggante nag ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci APR bu ñu wax sax ñenn ñu faree ci APR ndax APR banlieue bi yëpp ñoom ñoo tase woon dégg naa nag ñu bari di wax naan Pikine ñëpp la ñëpp ñoom ñoo tase woon foofu def benn say pour mën a def seenu réunion la ñu wax jëmee ci li nga xam ne moom moo di APR bu banlieue ba tax na ci loolee gis nañ ci ku mel ni Ablaye Timbo di nijaay ci ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall moom mu nekk maire de la ville bu Pikine gis nañ ci ki nga xam ne ni moom moo di Abdou Karim Sall moom mi nga xam ne ni tey jii ku ne kenn dootu ko natable gis nañ ci tam ki nga xam ne moom moo di Awaña gis nañ ci Pape Gorgui Ndong ak ñeneen ñoo xam ne nii rek bokk nañ ci foofee ci APR ginnaaw gi nag la ñu gis li nga xam ne moom moo di ay chaise yu dàqante ndax man nit ki ba ñuy amal seen réunion maa ngi toogoon ci ab live bu ñu doon def di seetaan li nga xam ne nii moom mooy njariñ li ci tukkee ci seen réunion boobu waaye daal dañoo jékki-jékki gis chaise yi di dàqante ca nam mu waree mu mel ni ñoom ci seen ak biir nee nañu daal dafa am seen naataango boo xam ne dafa ñëw ñu ko doon xeex ne du toog ci plateau bi nga xam ne nii fala njiit yi toogoon ñi jàppee ni ñoom ñooy ay njiit fala toogoon ñu ñëw ne moom ay ñoñam ñëw ne dafay toog par force ci loolu la jàppante am diggante ay Ablaye Timbo ak ñenn ñoo xam ne ni ñoom ñoo faree ca biir APR foofee ca banlieue ba tax na tam ay chaise jóg nañ fa gis nañ que def nañ violence boo xam ne nii gis nañ moom moo fa amoon ndax gis nga ni ñu koy wanee ni ci image bi wanee na ne ay chaise damm na fa ay nit sax gis nañ fa ay nit yoo xam ne ni sax seen i bopp toj na ak yeneen yu ni mel mu mel ni ay nit dañoo sañse woon ba jekk waaye ñëw tekki seen i cravate di xataraayu et tout gis nañ ko ndax ñun ñëpp doon seetaan live bi ba ci loolu jógee nag am na ci ay internet ñoo xam ne ni dañu jël loone daal di koy affiché ci fi nga xam ne moom moo di ci réseaux sociaux yi partagé ko en masse gis nga li nga xam ne ni moom mooy sujet bi ñu leen wan léegi mooy ki nga xam ne dafa def ne bilan matériel bi ay ñafante chaise daal moo fi amoon waaye xeexu tàppet la ñu gis parce que ku ci nekk rek yaa ngi sa coin di xëccu ñu lay jàpp et tout waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen ay leader ñi nga xam ne ñoom ñoo waraloon xeex bi ñoom dañ leen a seppi ndànk daal di leen jël ku ci nekk yéeg ci sa ab 4x4 wala sa oto bu mag daal daw ñibbi sa kër nee na waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy mbalitee ñoom ñoo fa desoon di xeexoo ak xuloo ko ŋaayoo waaye tam ñi nga xam ne ñoom ñoo rek nekk ci internet bi comme ça su ne niñ koy defee daal nañ koy commenté am na ci ñoom ñoo xam ne nii nee nañu leen dañu war a rus li nga xam ne nii moom mooy seenu jëfin ndax nee nañ boo dee xool président Macky Sall ba mu leen soxlaa ci plateau yi fan yi weesu ak ba mu leen soxlaa ñu teewal ko feneen ak feneen ñoom defuñu ko waaye la ñu def moom mooy bàyyi ba jaan ja romb ñu topp ca watit wa di dóor mooy li ñu def nii tey ba soxlaatuñ leen ñu ñëw ci arène politique gi bëgg a wane seen bopp waaye nan wane seen bopp benn yoon baaxul am na sax ñu dem ba ci biir commentaire yi naan dañoo laal cuuraay dëmm bi en même temps parce que nee na ñoom ñëpp ci seen ay kàddu ba ñu yëkkatee ku ci nekk tudd nga turu Ousmane Sonko wax ci lu la neex wax ci lu la saf jiñ ko la nga koy jiiñ daanaka nee nañu ki nga xam ne moom moo di Pape Ndong dafa daaneel rek xeex yi commencé ak ñoom
ñoom seen daanaka kële sax eggalewul li mu bëgg a wax muy Ablaye Timbo ak Abdou Karim Sall xuusuñu bu baax ca leen indi ca réunion ba amaana dañoo ibbee ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu mel ni rek dañ koo jëlal li nga xam ne nii moom moo di en ci wàll wi nga xam ne ni jamono ji mu ngi koy doxee politiquement am na tam ci biir li nga xam ne nii moom moo di rek commentaire yi ñuy wax naan coalition dof dëgg la nee nañ ñoom mënuñu concevoir ay nit ànd ne dañoo bokk benn say bëgg àndandoo defar Sénégal ñoom waa te jubóowuñ à chaque fois ñoom ñooy xeexoo ñoom ñooy xuloo ko def ñoom seen loolu daal ñoom mënuñu ko concevoir ba tax na nee nañ nañu xoolaat bu baax bu ñu toog ak jóg ci demaat ci plateau télé naan dafa am ay forces occultes yu leen raxoon wala ay nervis yu leen rax wala ay li nga xam ne nii moom mooy ay comme ni ñu ko tuddee terroristes yeeg yooyu ñoom ñoo leen rax wala banditisme yi parce que bandi yi parce que yëfi banditisme dëgg moom moo fa am te ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko indi woon jour boobu. maa ngi reetaan bi ngay wax parce que maa ngi lire en même temps commentaires yi di jàll wallaay doo mën a lire yëpp sax da ngay ree bu bëgg a dee parce que maa ngi gis ko naan xanaa terroristes yi ak force occulte yi fii lañ nekkoon ci yëf yi am ku ne aussi nag président Macky Sall na xam ne lii mooy trouble à l'ordre public biñ doon jiiñ ki nga xamante moo di Ousmane Sonko gis naa aussi ci commentaires yi ba tey ku ne bi leen président Macky Sall soxlawee ci plateau yi si débat yi defuñu ko ñu bàyyi ba yëf yi passé ñuy ñëw di sonal nit ñi ci ay meeting ak yooyu noonu yooyu yëpp c'est des commentaires yoo xamante ne gis naa ko léegi muy jàll et ce sont des commentaires aussi yoo xamante man personnellement wax dëgg yàlla dama koy partager bu baax a baax surtout ci débat d'idées yi nga xamante ñoom dañ leen siy soxla ñuy dem si yooyu moo gën ñuy dayale doomu jàmbur yi fii di indi ay chaise te bu ay gaañu amee ñoom rek ngay gis ñoom ñoo siy gaañu parce que il suffit que xeex éclaté rek ñoom dañ leen di exfiltrer ci saa si seen i garde corps yóbbu leen donc ñun ñi nga xamante ñooy le sénégalais lambda nañu am suñu fulay bopp démb maa ngi ko fi doon wax nañu am suñu fulay bopp comme ni ñu ko waxee rek politiciens yi ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy jiite mu di seen ay partisans wala seen ay militants duñu leen respecté parce que manque de respect bi mooy bàyyi leen ñoom ci seen bopp ñoom ñuy xeex après yow nga jël sa oto daa taal daal daw moo tax nit ñi nañ ci jaaree daal di rek gën a xam ana lan mooy politique ak lan lañ ñi war a taxawee ba tax na dañuy ñëw ci Y'en a marre fekk si sujet boobu rek ndax Y'en a marre ñoom actuellement dañoo taxaw temm ci rek daal di jóg ci état bi nga xam ne ni nee nañ jamono ji ñuy wax ak yéen dañuy traité de banditisme seen way politique yi wala sax nee nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy société civile bi nga xam ne ñoom ñoo taxaw temm pour baaxal seen ku réew dañ leen di traité de terrorisme dañ leen traité de leneen ak leneen loo xam ne ni ñoom mënuñu concevoir carrément ne loolu état war na ko mën a teg ci deru ñi nga xam ne ni ndodd ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanam nee na ñoom daal actuellement taxaw nañ temm pour saafara lu ni mel ba tax na dañ koy daal di fekk si te ñoom presque bi ñu defee seen communiqué boobu rek da ngay gis après si la xeexoo bi am diggante APR donc mu mel ni ñoom li ñu doon wax ak li nga xam ne ni moom moo leen métti ñee dañ leen cee fekk si te dañoo dëggal carrément li ñuy wax ndax nee nañ ci biir kii bi boo dee xool banditisme da nga koy xool ñoom ci seen biir wala ngay xool lenn loo xam ne nii warmaalul dëkk bi da nga koy xool ci seen biir waaye nee na buñ ko jiiñ askan bi nga xam ne tey jii dafa taxaw temm pour defar réewam ba tax na ñoom yëkkati nañ sax dem nañ bay wax ne dañuy porter plainte état bi nga xam ne képp ko jugati di traité ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi de n'importe quoi dañ leen di yóbbu fa mbaxanee doonee benn pour mën a jàmmaarloog ñoom ñu bàyyi ana li ñuy def rapidement rek lay doon Aliou Sow foofu laa la bëgg interpeller muy fan yi le mot terroriste bi nga xamante ñu ngi koy utiliser ñëpp di wax ci réseaux sociaux yi terroriste est-ce que loolu wóor na Aliou Sow parce que man nag quoi qu'on puisse dire man balaa Aliou Sow di intervenir sax ñu ñambaasaale ci ki nga xam ne ni moom moo di Malick Sall ndax lépp benn sujet bi la moom mi nga xam ne ni moom mooy ministre de la justice waaw benn sujet la mais mën nañ ko boole comme ça Aliou Sow boole lépp rek daal di ci indi li nga xam ne moom moo di xalaatam ndax gis nañu nit ki rek Matam ak Fuuta gi nga xam ne ni moom demoon na fa ci ab tournée boo xam ne nii rek xëy na tournée pour sensibiliser la waaye tam pour gën a utaat li nga xam ne nii moom moo di ay partisans wala sax gën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant bi comme moom la ñu jox wàllum Fuuta geeg ñoom seen ku ne xam na ko ndaxte lépp fi la ñu fekk moom ci jamono jooju la dem nag pour jàkkaarloo ak mbokkam yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo foofee ci loolee tamit moom maître Malick Sall daan na yëkkati ay kàddu yoo xam ne ni yaakaar naa ne ci traduction bi li nga xam ne ni wan nañ ñu ko daanul neex ñi nga xam ne mooy ñenn ci internet yi ndaxte ñoom la ñu def moom mooy que ni booy jox micro jox ko koo xam ne ni war naa wax wala sax mu mën a wax nee nañ moom ay sortie moom à chaque fois nii lay demee nee nañ moom warta wax parce que fu mu génnee rek wax na tojaange boo xam ne ni tey ji kenn du ci mën a duut baaraam ba tax na tam nee nañ ko
nedd ko bandam bi nga xam ne ni tey ji ñu ngi naan na ci nit ñi tey na ci nit ñi lii moom dafa gën a fësal lu ni mel ndaxte bu mu demee ci ñi nga xam ne moom moo di mbokk pëlam yi lam leen wax moom moo di ne jël ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ne dafa bëgg indi tour de rek ci réew mi dafa bëgg tam indi yeneen ak yeneen ba sax nit ñi di ko nattable ci ay affaire xeet wala yu demee noonu ba tax na ñenn ñi nga xam ñoom ñoo di internautes yi ñoom lañ wax moom moo di ne su ko président Macky Sall mënta recadrer léegi na ko wàccee fi nga xam ne moom mooy chaise bi mu ko teg wala sax ñu wax ak moom ci que buy génnati na wax loo xam ne ni dina jariñ askan wi tey it ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi la ñu wax moom mooy di ne mënatuñoo concevoir ministre de la république boo xam ne ni politiquement nga taxawee nee nañ ministre boo xam ne ni amoo benn njariñ pour sa askan bu dul rek gën a féewale wala sax wane politiquement ne parti bii nga bokk te ci loolu ngay dox nee na te fekk jariñu daal te ci loolu tam ba tey jii rek dañuy gis ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di ne ñenn ci jeune Matam ak Fuuta yi mu di jeunes yi nga xam ne ni mooy ñenn ci pël yi ñoom génn nañ ñoom tamit ba wane seenuk naqar ci mbir mi te it ci mbir moomee ñoom lañu wax moom moo di ne ku ne gis na fan yi li nga xam ne ni moom moo di yenn publication yi ñuy wax Fuuta tampi Matam tampi mooy sonn nañu dañu désespéré te it jóg nañu pour li nga xam ne ni moom mooy seenuk njàmbat googee ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi dégg ko ndax boo dee xool jàmbat yooyu mënuñu toog di ko lim am na ay lu bari loo xam ne rawatina wàllu infrastructure ak yeneen yoo xam ne ni ñoom jeune Matam yi ak Fuuta nga xam ne ni président Macky Sall jokk ñoom génne nañ ko ci seen ay wax kon li ma interpellation bi ma doon def Aliou Sow dinaa ci dolli rek parce que tout à l'heure wax naa la ci wàllum le mot terrorisme bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy utiliser lu bëri ci Sénégal waaye aussi wàllum ethnie bi nga xamante ni aussi jamono ji mi ngi commencé quand même Aliou Sow di jur njàqare parce que ñoom jeune Fuuta yi li nga xamante ni doon nañ ko ñaalu aussi mooy ethnicisation bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy nemmeeku ci biir groupe président Macky Sall ñaar yooyu noonu Aliou Sow ban jàngat nga ci def. donc ñaar la mooy terrorisme est-ce que am na. véritablement et ethnicisation bi est-ce que dafay gën a est-ce que wóor na ci jamono ji est-ce que wóor na ci jamono ji premier bi mooy terrorisme yi pour le terrorisme je pense que ni on pourrait se référer au commissaire Sadio ñu ngi koy wax ci quotidien Le Mandat commissaire Sadio def na benn intervention bu doy waar en expliquant en résumé mais boo leen demee lire ko peut-être di ngeen ci gën a am ay détails où il dit que ni affaire u financement politique c'est que réew yi bu ñu bëggee surtout des pays comme le Sénégal bu ñu bëggee ñu leen di dimbali bitim réew dañuy wax waxu terrorisme ndax ñu jox leen xaalis bu ñu leen joxee xaalis bitim réew loolu mooy gën a yomb en réalité pour ñu dimbali leen ci wàllum alal loolu moo tax ñuy wax waxu terrorisme day yomb trop pour que gars yi sànni leen alal bu bari comme ça ñu mën ko jëfandikoo. En fait c'est un appel boo xam ne gars yi dañ koy def au secours pour obtenir de l'argent donc ils sont obligés de développer le facteur terrorisme pour que effectivement ces gens qui sont à l'étranger et qui ont l'argent et qui défendent urbi et orbi le terrorisme mën a tiit mën leen yónnee xaalis pour ñu défendre ndax boobaa ñoom ñoo leen tegal seen stratégie pour défendre mbir mi lii ak lii ak lii ngeen di jox boo leen ci dimbalee dina baax loolu moo tax ñu koy def donc en réalité ce n'est pas forcément vrai et commissaire Sadio mi ngi koy expliqué ci quotidien Le Mandat et ce serait bien d'aller le voir parce que c'est un homme d'expérience commissaire divisionnaire la de classe exceptionnelle xam affaire u terrorisme beneen bi léegi ci wàllum ethnie bi ethnicisation bi c'est dégg nga en réalité dañu am loo xam ne dañu ko remarqué xam nga ce serait très gênant de le dire parce que man Sow laa sant yaa ngi dégg jóge Nioro Julde Lamde Julde xaw ma sax fan la waaye ci ay waxtaan ba pare doon doomu lébu ak séeréer jaxase yaa ngi dégg yooyu yëpp boo ko xoolee da nga naan mais finalement lii nii Sénégal mooy sama genre gi Sénégal mooy genre u Fatouka sant ka nekk Mouride xam nga jëkkëram sant Gueye doon lébu Coro nekk fii Abdou Khouros dem fi takk fi benn njaago ca Casamance yooyu yëpp boo ko boolee en réalité loolu mooy Sénégal donc bu ñu commencé man je n'aime pas trop même si ça m'arrive ma ci kaf ci ree bugguma neddoo ko bandoom je n'aime pas ce terme là parce que ça ne veut absolument rien dire te nañu bàyyi loolu te on a remarqué que dans l'administration en général depuis que honnêtement yàlla na ko tax ñu wax que le président Macky Sall est là il y a une certaine ethnicisation de l'administration du Sénégal et ça ce n'est pas bon surtout certains postes de responsabilité ne me dites pas que les Peuls et les Toucouleurs sont beaucoup plus nombreux au
Sénégal. Ils sont pas majoritaires au Sénégal et pourtant dans l'administration c'est quand même curieux ci nguuru Macky Sall nga commencé di remarquer ni la plupart du temps ñu ci bari ñuy gérer réew mi ay tukulóor la ñu doon war a ay pël ci biir administration bi sax da ngay gis ni ci yooyu la ñuy laaj te loolu ce n'est pas bon Awa Sow ak Doro Sow ñooy sama maam mais je dis ça parce que je ne suis pas d'accord avec ça loolu du Sénégal mooy li ma doon Sénégal mooy li Fatou Ka doon ak Abdou Khoudoss et puis les autres de ce pays donc